na ko aussi ci yow mais maître boo déggee jeunesse bi nga xam ni kilifa def na ko vraiment tout le temps dañuy gis ngay revendiquer l'homme du 23 juin et tout mais gis nga ni mu jógee ci Daniel Brottier gis nga ni ñu demee Assemblée nationale gis nga initiative bi ni ñu ko jëlee donc jeunesse bi mu joxee dafay wan ne ni ñoom seen rôle aussi c'est vraiment capital ñoom Y'en a marre loolu c'est important aussi ñu relever ko mais bu ñu jógee ci wàll boobu maître est-ce que sànq wax nga am na loo wax ci M2D wax nga ay ndax li mu wax que ni tey la mbir mi gën a metti tey la démocratie bi gën a deltu ginnaaw ndax mbir mi aussi demeewul noonu. ah Sénégal te ngeen doon xeex aussi yéen. waa M23 jeunesse bi mu def. waaw. madame la ministre wax na ko tur M23 jógewul ci Y'en a marre. non moom nangu na ko moom. biñ ko laajee ne xaw ma oui. réunion yu njëkk yi Amath Dansokho parti politique la. bàyyi leen bëgg a jiital ay société civile ak ay Massamba ak Mademba mel ni ñoom Tador Dieng yàlla ko yàlla yërëm ñoom Amath Dansokho yàlla na yàlla yërëm ñoom Bathily ñoom Moustapha ñoom El Hadji Diouf chef de parti yooyu ñoom Cheikh Bamba Dièye dañ toogoon ne yàq di yasar ay Y'en a marre ay booy yu jiite c'est pas vrai dañoo ñoo bokk ànd ak ñun ñuy cotiser di mobiliser indi fees dell bu nu assemblée suñuy militants non seulement ñu def ko sensibiliser man dem naa Walfadjri fekk ko Sidy Lamine Niass ak Pape Cheikh Sylla toj projet de loi constitutionnel bi dem naa RFM El Hadji Amadou Sall oote RFM soir ni suba dara du yëkkatu dañuy wote loi bi ma ne ko du dëgg ba suba on verra ci ëllëg sa le député du peuple parce que coow li yëpp barke damaa ci doon député à part Cheikh Bamba Dièye te Cheikh Bamba Dièye le 21 la yeewu boppam le 23 dafa disparaître le 23 benn bis la kenn dafa nekkoon contre tous les députés Moussa Sy ñëw na wax parce que dafa tiitoon ne gars yi bu ñu wootee loi bi kat Abdoulaye Wade il est en sécurité ñun bu jibee passé mën nañoo rey kooku du référence. dafa tiit tax ma wax loolu. waaye ki nga xam ne depuis commission ba may pare le Cheikh Bamba dem yeewu boppam ndax wax naa 1 heure de temps dégluwuñ ba Doudou Wade maa ngi koy nuyu di suñu président groupe parlementaire ma bokk groupe parlementaire Abdoulaye Wade soppi mais nag bu peuple bi soxlaa man peuple bi lay àndal de kooku mooy El Hadji Diouf kooku noonu laa wutee ñi nga xam ne ñoom dañuy xamu fu ñu jógee rek cëppeelu ànd kenn man les principes ak le peuple nekk président de commission assemblée am ay avantages. loolu moom. après 23 jours lañ ma dàq Balla Moussa Daffé remplacé ma. kon kuy wax la dal te jour boobu gis nga télé bi maa nekkoon ca biir maa nekkoon ci biti. mais ndax gisatuloo fi yow ci réew mi lu jar M23 lu ko jar. lu ko jar ndax gisoo ko fi. amu fi ba pare. waaw lii nga bëgg a laaj léegi naan démocratie dañ ko tumaranke ba ne mouvement démocratie kilifa mii doon joxar bi ab commissaire yéen jëm ngi ko ci télévision bi mais na koy wax sa doom bi koy téye muy fippu bañ ko yóbboo mu am liberté provisoire bañ ko jugé dañ ko relaxé purement et simplement kon réew moom amul démocratie ki nga xam dañ ko jiñoon loolu may bañ a tudd ba mu demee te koy ko jiiñ dañuy tëj prison dafa ba garaaw ñu may ko liberté provisoire. contrôle judiciaire. waaw liberté provisoire. ak contrôle judiciaire bi mu ko accompagner. ok mais liberté amul liberté totale. ok xam bu dee ki ngay bu dee Ousmane Sonko nga bëgg a wax. waaw léegi ñoom amuñ lu ñu wax parce que léegi ku mu neex nga dem ci giri yi palais ba ci dóor ñu la bal lewoon naa dem ci giri yi palais bu dee dóoree bal nga dee day arrêté bopp ñu naan man maa ne dañoo war a rey Guy Marius Sagna effectivement waxuma nañ ko rey mais rey mën na ko ca fekk mais ma koy sedd rek ndax giri yi palais ba Senghor ba léegi kenn ñëwul dem di agrippé wu di xeex ak man ba ma nekkee xale damaa ragaloon ñun ñëpp ragaloon ay gendarme sol kii ñu leen wooyee garde rouge xonq cóor bu du palais Guy Marius Sagna ma ànd ak sawaay dem di xeex ak ñoom kenn mosul ñeme lool te bal fekk ko ca léegi nii def nañ seen manifestation lu dee la yàq Macky Sall kenn jàpp leen la liberté d'expression est totalement garantie la liberté de réunion de rassemblement totalement garantie tey rassemblé nañ bis boo xam ne ñoom moomuñu ko ñu bàyyi leen ci lu leen neex ñu def léegi sax dañ ciy def lu gën a garaaw léegi ay criminel lañ man mi victime la sama kër dañ ko taal yàq ko dem kër Birima Ndiaye taal ko ndax duy wax lu neex waa yooyu booy seen yàlla boobu bees Ousmane Sonko mooy yàlla booy
yenn booy dof yi xam ne xamuñu dara dafa naan seen yuur gi léegi ñu dem taal sama kër man en tant que criminel Ousmane Sonko dem taal kër yaayu Mansour Faye Saint-Louis kër yaayu Antoine Diop Xombol dem taal Auchan yi taal Total yi ñoom ñu naan démocratie amu fi ñu waroon leen a yar muy bëgg a dee comme jànguñu xamuñu dara xaw ma lan lañu ñu taxaw naan nañ libéré sur gars yi jàpp ci prison bi loolu la ñu waxoon le 11 ak le 23 dañuy marche waaw ku deful dara dinañ la jàpp Zara Yane ku tojul dinañ la jàpp seen gars yi toj ñoo ko wax seen bopp de suñu gars yi ñu jàpp nañuy libéré nga togoon seen que tojuñu Pam Gueye yéen fekk jàpp leen kon bu ñu libéré ñëpp libéré nañ ay bandi ay tojkat ay yàqati Auchan ay yàqati station Total yàqati kër El Hadji Diouf ak Birima Ndiaye ak Antoine Diome ak Mansour Faye ak ñeneen ñuy visé kër Dior Diagne ñu lire ko ci Facebook comme man kon bandi yi kay ñooy côté Ousmane Sonko c'est des voyous qui l'entourent. waaw mais loolu ak li ma la laaj. démocratie bi. waaw kon dafa ëpp sax. d'accord moi je constate la faiblesse. du pouvoir parce que. ok pouvoir bu toogee. bañ naa ko nag ñu ne génne suñu bandi yi jàpp fu ñu leen jàppee ci yàq Pam ngañ fu ñu leen jàppee ci fii ñu naan glace jël glace wala di restaurant c'est pas vrai dañu leen jàpp identifier leen. ci manifestation yi ñu xoolal ñàkk jom weesuwul taal kër jàmbur yàq Auchan ñu jàpp la ñu naan nañ la génnee te ñu ne démocratie amu fi te ñu génne leen. Man je dénonce la faiblesse du gouvernement du Sénégal ay bandi ay chefu bandi naan na ngeen bàyyi ndax ñu ngi ci prison bi te dañoo toj. d'accord bu ngeen bàyyee c'est la faiblesse du gouvernement que je dénonce. Lamine xam naa doo bokk libéré. doo bokk lecture ak maître El Hadji Diouf mi jàpp ni démocratie bi tey la gën a